ndogu total tey mooy ndogu bi nga xam ni mooy bu mujj bu soobee suñu borom bu weeru feeñee ñu war a xëy ngir kori di ndokkeel mbooleem Sénégal mbooleem diaspora ndokkeel yi tamit mbooleem ñi nga xamante ni ñoom ñoo ori nëgër ni tey jii di ñaan yàlla mu nangu koor yi te génnal ñu fi jàngoro coronavirus musal ñu si kàttanu borom bi di leen baal àq di leen baalu di ñaan suñu borom mu daal ñuy boole baal àq te gàll ñu yërmandeem tey nag ndogu total. mu ngi dellu ci total de la total maanaam dañuy rek dellu siwaat ci mbooleem yi nga xamante ne nii jotoon nañ ko fay waxtaanee ñu daal di koy tënk ak yi nga xamante ni moom moo ci gën a fës daañu ko dooree ak Omar Kane ma nga xam ni moo doon nemmeeku ji askan wi ak seen taxawaay ci wàllu koor gi li nga xamante ni mooy liggéey bi ci gën a marqué attention moom la ñuy baaxee tey jii niki noonu daañu dalal it mbooleem ñi fi jaan jaar moo xam Sofia Ba wala Ousama Monique Sagna Abdourahmane Ly ñoom ñëpp daañu ñëw ngir waxtaanee li nga xamante ni moom moo doonoon liggéeyub koor gi ak ndogu total ak imam Moussa Fall daañuy tamit synthétiser mboolem yi nga xamante ni waxtaanee woon nañ ko fi ñu xool anam yi nga xam ni eh bien noonu la ñu koy tënkee ngir mu doon njariñ ci mbooleem Sénégal di leen gërëm di leen sant ci teewlu bi ak gunge bi ak ndogu li di leen fàttali ne waxtu ndogu bi tey mu ngi fa mu newoon bu juróom-ñaari waxtu tegalee fanweeri minute ak ñett bu sobee suñu borom jërë ngeen jëf ñu ànd ak yéen léegi ci ndogu total li muy totalu total bi. ndogu total ci li ci gënoon a fës bokk na ci benn ci ñi yëngu ci wàllu dem bi ak dikk bi muy chauffeuru car rapide si ñooñi dafa am lenn ci ay dogal yu nguur gi jëloon dogal yooyu ngir wàññi limub ñi dugg ci kaar yi muy loo xamante ni dana am njeexital ci lañ daan am ci ay koppar waaye it am yeneen matukaay yoo xamante ne ni bokkoon na ci ñuy sol ay masque ak wàccoog lépp li nga xamante ne ni yoon digge woon na ko ak ñii di waa kër docteur kon lu toll ci fukki client lañ daan jël te bu naka jekk fukk ak juróom-ñett lañ daan jël muy loo xamante ne ni ñoom seen wàllu jëmm naqar woon nañ ko ñu ànd seetaan ko dellusiwaat waxtaan ci ak Omar Kane ma ko liggéeyoon. kooru ren ji duñ ko gaaw a fàtte daanaka gisatuñu benn client te yenn saay ñu fanaan ci seen oto yi ndax couvre-feu bi. ndax koor gi en même temps ni ngi daan circuler normal te léegi boo circuler fon nga jëm da nga naan yëg ci oto yi dox say soxla wala nga dàq ji wàlla koor loolu amatul ci ko amul ren ci koor gi léegi ñëpp a ngi toog seen toogaay moo tax koor gi daal liggéey koor gi ren daal moom gisu suñu bopp moom. koor gi moom dafa métti moom waaw dafa métti boo wàccee balaa ngay ndogu day métti si yow boo wàccee balaa ngay ñibbi géejawaay wàccee Padois balaa ngay ñibbi géejawaay day métti instant yi si oto yi la ñuy fanaan waaw instant yi bu heure 7 heures jotee fekk dañoo war a gaare ji géejawaay duñ ko mun si oto yi la ñuy dañuy droit ak fanaan si oto yi waaw instant yi moom ñëpp sonn nañ. mu nekk situation boo xam ni noppi na ci wàññi bu baax liñ daan am bés bu nekk. li ngay liggéey yëpp gasoil kese nga koy sol te weeru koor en même temps marché yi daan dox tamit nit ñuy circuler buñ tëjee marché tamit suñu liggéey dootul demee noonu dañuy wàcc dépasse daan jox suñu kër dépasse moo sax moo duñ koo joxe. boo defee aller retour aller bi 1800 lay doon nga defaat aller retour mun na nekk 1800 wala 1000 francs nga sol gasoil doo dese dara doo mun a fay sa apprenti instant yi oto yi métti nañ. ngir génn ci situation bi ñu nekk chauffeuru car rapide yi ñooy ñaan kilifa yi ci ñu wàññi njëgu gasoil bi su loolu mënul nekk ñu fexeel leen nu ñu ñibbee seeni dëkk ngir waajal nawet gi. 1800 nga yóbbu ko tourné waat ba nga yóbbaat 1800 da ngay liggéey ba ngoon gasoil kese ngay liggéey waaw moo tax bu ñu mën a wàññi ci gasoil la moo jar wax dañu wàññi gasoil bi ñu mën a liggéey am lu ñu yóbbu suñu kër yi. instant yi yoon bi lañ bëgg ñu bàyyi ñu dem bay ji moo ñu gënal parce que oto yi amatul dara waaw sama jabar a ngi dëkk ba boobu ba léegi ma gis daw ma fa dama bëgg a ñibbi bàyyi oto yi dem bay bi moo ma gënal nawet baa ngi ñëw. fii ak kilifa yi di saafara seeni doléance ñu ngi wëy di dem ak di dikk même bu fekkee ni liñ ci am bëriwul. Omar Kane salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam Khalifa. alors Omar Kane yaa doon def rubrique bi nga xamante ni mu ngi jëmoon ci wàllu reportage yi. koor gi ak tournage yi nu mu tëddee woon. waaw metti woon na trop mais jaroon na ko donc def nañ ko ci jàmm alhamdulilah. waaw xam nga rek koor moom di liggéey xaw ma Khalifa dafa xaw a metti quoi. très bien Omar alors lan moo tax reportage mbooleem yi nga def bari na ci ab lim bi ñu dalee ba nëgër ni yaa ngi def eh bien la moo tax nga tànn spécifiquement bi nga xamante ni mu ngi jëm ci wàllu car rapide yi.
waaw bii di jëm ci car rapide yi mais de manière générale ci jëm ci transport yi. parce que bokk nañ ci ñi nga xam ni secteurs yi nga xam ni bokk na ci secteurs yi ñu gën a touché. ci coronavirus bi crise bi moom la ñu gën a touché. parce que xam nga par exemple boo doon jël duy oto bu mu fees dell ñu xëy ne la moitié bi nga jël wala sax moins de la moitié. li nga doon am day wàññeeku bu baax a baax a baax. gis nga aussi ñoom clients yi ci surtout ñoom coxeurs yi. ak ñoom aussi apprentis yi. surtout. am na ku ci wax lu am solo te dañ koy fàtte de temps en temps. heureusement après président de la République jël na ci mesure. mooy maanaam ñoom liggéeyuñu d'accord mais bëgg nañ dellu. parce que xam nga dañoo tëj kii yi. waaw voyage interrégion yi. mais dañoo comme que liggéeyuñu fii. comme que li ñu liggéey amatul benn kii. amatul ci dara. dañu leen bàyyi ñu dem liggéey ñu dem mbay seen kii xam nga ñoom ñëpp en général. tigi dañ fiy c'est des saisonniers. dañoo nooraanse. Exactement. Donc bu ñawet jotee ñoom ñëpp dañuy ñibbi dem bay. Très bien alors Omar pour terminer ban njàngat nga def ci contexte coronavirus bi ak mbooleem yi nga xamante ni daan nañ ko baaxoo ci weeru koor gi ban ku jàngat nga si def. waaw xam nga ci rubrique bi dañu doon def secteur par secteur. daanaka secteur yëpp laal nañu leen même si am na yu des. mais li ñu gis mooy que ni sénégalais yi secteur yëpp certes crise bi laal na leen. mais ñoom ñëpp ñu ngi jàpp. gëm nañ lii en fait coronavirus bi du mënul leen en fait du ñu leen yóbbu ba croiser les bras. naam li ñu am wàññeeku na bu baax a baax waaye ñoom ñëpp jàpp nañ ñu ngi jàpp di liggéey. aussi ti yaakaar ni en fait benn jour en fait situation bi dina changer. jërëjëf Omar Kane jërëjëf Alxali. et déwénati. yàlla nañu yàlla boole jéggal. amiin jërëjëf kon mbokk yi mu ngoog ndogu total tey mooy total bi ñu wéy ak yéen ba tey ci seen programme. ni ñu ko baaxoo dikk ak yéen ci tolluwaayu jàngoro ji fii ci réewum Sénégal bu ñu ñëwee ci xayma bi mu leen ko woon wax leen ne mu tëddee tey lu toll si juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeneent la ñu càmbar juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ñoo ci amee doomu jàngoro bi téeméer ak juróom ñoom ñoo ci wér bi jàngoro ji dalee ba nëgëni nag ci réew mi ñaari fan ci weeru mars ak tey lu toll si ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn jot nañ ko fee am junni si ñoom ak ñeent fukk ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-benn wér nañu ci fanweer ak ñeneent ñoo ci ñàkk seen bakkan yàlla yërëm leen lu toll ci junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom jamono ji ñu leen di faj ci l'hôpital yi ñu dem ba ci diwaan yi ñu ngay jëkke ca Ziguinchor fekki fa Assane Ba mu àgge ñu tolluwaayu jàngoro ji ca bët saalumuk réew mi Assane Ba salaamaaleykum. salaamaaleykum Khalifa maa ngi lay nuyu dal leen jàmm ca Ziguinchor région bi nag tey am na benn cas importé muy benn doomu Sénégal bi nga xamante ne ci Bissau la nekk dafa jóge woon foofu nag ñëw ci Ziguinchor tey di xool si yaramam moom nag dafa amoon benn laissez-passer waaye bi mu ñëwee ci hôpital régional bi ñu saytoo yaramam dañoo fekk mu amee feebar bi di coronavirus. kon muy benn cas importé ginnaaw ñaari cas importé yi nga xamante ni tamit jóge woon nañ ci Guinée Bissau mooy ñaari Mauritaniens yi ñooñu nag li xaw a jaaxle si mbir mi tuuti mooy gisuñu fenn fi nga xamante ne ministre bi mentionné na seen tur ci communiqué yi waaye xamal nañu ne ñaar ñooñu ñu ngi ci centre de traitement bi jamono jii di faju muy kon ñetti cas importé yi nga xamante ne si ñetti fan jóge nañ ci Guinée Bissau dugg ci région bi mën nañu wax ne ci bi mbas mi tàmbalee ba léegi ci région bi muy Ziguinchor muy Sédhiou centre de traitement bi dalal na fanweer ak juróomi doomi aadama mën nañ ne ñaar fukk ak juróom-ñett yi wér nañ kenn ki moo ñàkk bakkanam juróom benn nag ñoo fa des mooy ñaari cas Sédhiou yi benn cas communautaire bu Ziguinchor bi ak ñetti cas yi nga xamante ne ay cas importé la jógee ca Guinée Bissau Xalifa bu ñu fa jógee dañuy wax si wàllu njàng mi nga xamante ne war na dooraat ñaari fan ci weeru juin bi di ñëw ndaxte xam nga ni ñu bëri dañoo génnoon muy jàngalekat yi muy élèves bi waaye gouverneur bi dalal na xel ni ne képp kuy ñëwaat dinañ la def quarantaine ñu testé la ñu xool ndax amoo doomu jàngoro bi balaa ngaa dugaat ci classe yi démb tamit maire bi ànd nag préfet ak inspecteur d'académie ñu désinfecté salle de classe yi ñu toll si 940 salles de classe ñu boole ci tamit maire bi joxe na 60 000 masques pour élèves yi ak jàngalekat yi kon mën nañ ne daanaka yëf yi yemb na pour jàng bi mun a dooraat fii ci Ziguinchor Xalifa Ziguinchor tamit tey ñi nga xamante ne julli nañ tey kii di feetu korité bi muy cellule régionale de la coordination des musulmans du Sénégal tey nag ñu ngi jullee ci terrain Diatir nekk ca quartier bu Lindiane tey nag julli googu ki ko jiite woon moo nekkoon imam Boubacar Sagna moom nag tey sermon bi mu dafa dellu si lu bëri ci wàllu feebar bi di coronavirus wax nit ñi nan lañ koy moytoo ba pare wax waajur yi ñu téye xale yi nga xamante ne
mën na gaa feebar bi mën na leen bañ a lor waaye mën nañ ko jëli indil ko mag yi nga xamante ne bu leen dalee mën na leen faagaagal bu baax. Xalifa loolu lañ mënoon a jàpp tey ci Ziguinchor ci point Covid 19 bi ñuy ñaanal ñëpp korité jàmm. jërëjëf Assane Ba bu ñu jógee si bët Saalum réew mi dañu dem ba ca bët gànnaar fekk fa Momar Alice Niang ca Ndar Momar Alice salaamaaleykum. waaleykum salaam Khalifa Diakhaté lu aju ci mbas mi di mbasub coronavirus fii ci diwaanum Ndar nag askan wi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndax nemmeekoo guñu fi benn cas bu yees cas yi nga xamante ni amoon nañ fi yëpp nekkoon ci centre de traitement bu hôpital régional jot lañ leen faj ba ñu dellu ci seen njaboot ñi nga xamante ni également dañ leen confiné woon lim bi ci gën a takku ñoom it yeewi nañ leen ndax amul lenn loo xamante ni gis nañ ko ci ñoom ba daal mën nañu dem passé ji fête bi ci seeni njaboot ci feetu korite googu Xalifa nañu jàpp ni rek am na limu doomu aadama boo xamante ni jot nañ ko julli tey mooy suñu mbokku jamaatu Ibadu Rahman yi ñi ci ëpp nag ci askan wi ëllëg incha allah la ñu fas yéene màggal ay del fitre julli korite googu rek tax na Xalifa nit ñi songu marché yi ci congin boo xamante ni jéggi na dayoo mesure barrière yeeg distanciation physique bi nga xamante ni doon nañ ko respecté sax ci bërëb yooyu ci fan yële yi génn jamono ji nag kenn mënu ko respecté ndax doomu aadama yi ni ñu songi marché yi dafa jéggi dayoo bari nañ lool ba taxit police wàcc ci terrain bi di amal ay opération de rafle ci ñi nga xamante ni takkuñu masque moo xam ñi nekk ci biir marché yi moo xam également ñi nga xamante ni dañuy dox ak seen tànk wala ñu nekk ci moyen de transport yi demee nag taxi yi ak bus yi loolu lépp daal fi mu nekk nii mi ngi xew ci dëkk bi jamono ji nga xamante ni koor gi moom tàggoon na ba pare Xalifa Jaxate jërëjëf Momar Alice Niang xanaa rek di wéy di fàttali ne jàngoroy coronavirus ji ñu ngi bëgg a yàgg ak moom waaye bu ñu ko miin ba fàtte ko ci ab dégg-dégg bu ñu ko miin ba fàtte ko ci aw làmmiñ di xëy di ko tudd ba jant di so ndax kat mu ngi fi ba nëgër ni te lor ba mu daan lore ba nëgër ni moom lay lore ñu ñëw fii ci Ndakaaru daal di fekk si suñu naataango Mamadou Lamine Fati ca Géejawaay Mamadou Lamine salaamaaleykum. salaamaaleykum Khalifa di la ziar bu baax a baax di la dalal jàmm ci Géejawaay di la baal àq di la baalu àq di wax ne rek tey point Covid 19 bi ñu ngi koy tàmbalee ci li nga xam ne mooy jullib korité bi fii nga xam ne mooy Géejawaay muy ñi nga xam ne mooy communauté ibaadu bi ñoom dañoo joxe ndigal seeni mbokk yi ku nekk na nga toog sa kër nga julli li nga xam ne mooy korité bi te ñoom tey la ñu julli loolu yëpp li ko waral muy contamination yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci coronavirus bi nga xam ne dafay commencé di lëmbee bu baax a baax fii ci Géejawaay di ëpp doole. beneen bi ñu wax ne nit yi nga xam ne ñoo am doomu jàngoro bi ci Géejawaay mu ngi toll ci 108 muy téeméer ak juróom ñetti nit yi nga xam ne am nañu doomu jàngoro bi ci loolu ci ñooñu le ñeent fukk ak juróom ñi nga xam ne fu mu toll ni wër nañ ci beneen fànn bi 63 yi nga xam ne ñu ngi nekk sous traitement muy juróom benn fukk ak ñetti nit yi nga xam ne ba tey jile ñu ngi nekk si sous traitement ci loolu nag gis nañ ne 38 ñi nga xam ne maanaam fanweer ak juróom benn nit yi nga juróom ñetti nit yi nga xam ne ñu am nañu transmission communautaire bi maanaam dañ ko jëlee ci wàllante ba nga xam ne ñoom xamuñu lu ko fan lañ ko jëlee lu nu mel moo tiital bu baax a baax askan bi rawatina kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan yi Xalifa pour wax ne leen lu nu mel bu baax a baax dafa tiital vraiment askan bi ñu bari parce que ñenn ñi sax lu leen gën a tiital rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum sensibilisation beeg yu nu mel dañoo gis ne ñenn ci askan bi ba tey jile gëmuñu ne feebar bi le am na naam sax ñu muy rey ak ñu muy def ak lu nu mel ñaam sax ñenn ñi seen wattu koñ gis nañ fa ki nga xam ne am na doomu jàngoro bi mais ñu bari si askan bi li nga xam ne mooy feebar bi gëmuñu ko moo tax ba léegi mesures yi nga xam ne lañ ko war a jël ñu koy wax mesure barrière ngir mën a raxasu wala ngir moytu feebar bi la ñenn ñu si bari si askan bi duñ ko def donc mu doon li nga xam ne Xalifa jaaxal na bu baax a baax loolu moo tax askan bi ñoom ñëpp di woote na askan bi gën a jël motuwaay vraiment ak korité bi ñuy dem suba ñenn ñi war a julli ñu ngi ñaan ñëpp ku nekk na nga julli sa kër nomte benn at la nañ ko def ngir feebar bi mën fee jóge mu doonoon li nga xam ne loolu lañ leen indiloon fii Géejawaay Xalifa di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di leen baalu àq di leen baal àq. jërëjëf moom Lamine Fati yàlla nañu yàlla boole jéggal bal nañu leen bal leen ñu ngi leen di ndokkeel tamit te di leen ne déwénati kon toll nañ si jamono ji ñu ànd ak yéen ci seen Teranga Sénégal seen série bi ñu ànd ak yéen ci koor gi ndogu total boobu ba nëgër ni lu ko mooy bu ñu ca bàyyeekoo daañu ndogu ni ma leen ko waxee woon sànq waxtu wi mu ngi ci fanweeri minute ak ñett bu def toll si juróom-ñaari waxtu muy 19h33 minutes loolu mooy la nga xamante ni moom la ñu si jàpp lu ko mooy bu ñu sa jógee daañu ànd ak yéen ak Sofia Ba ci lekk gu sell tey dina ànd ak ñun ci li ko gën a marqué ci sujet yi nga xam ne traité na ko bi ñu dooree
ndogu total ba nekk ci njeexital li kon seen sëree ngoog di la ñaanal ndogu jàmm ba ci kanam incha allah. jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bi ñu ndogoo ba noppi dellu si waat ak yéen ci seen ndogu total ci genn wàllu xaaj ci ñaareelu xaaj bi ni ñu ko daan defee Sofia Ba dina ñëw ak yéen ci lekk gu sell waaye tey Sofia mu ngi teew Sofia asalaamaaleykum. waaleykum salaam Khalifa na nga def. solob sa teewaay mooy dellu si waat ci mbooleem yi nga xamante ne jot nga ko fi waxtaanee waaye jukki si bi nga xam ne xëy na du moo ci ëpp solo waaye en tout cas bi la ci gën a marqué. waaw ana lan moo tax nga tànn diabète ak weeru koor. waaw Khalifa maa ngi lay nuyu bu baax waa diabète nag dafa nekk loo xamante ni dafa dal ñu bëri ci monde bi fii ci Sénégal aussi te ñu bëri du ñu xam alimentation wu diabète lan la àndal. donc vraiment dafa nekk li nga xam ni dalay lor bu bëri moo tax ma ne xaama tànn diabète ñu waxaati tuuti. accentuer ci problème boobu jàngoro boobu. très bien ana lan mooy li nga si bëgg gën a génnee. li ma si gën a bëgg a génnee mooy alimentation bi nga war a am. bu fekkente ni yow am nga diabète déjà dañoo gis ne médecins yi ak nutritionnistes yi dañoo gis ne ñu am diabète ñu bëri dañu bëgg a forcer di woor te loolu warul parce que da ngay créer plus de problèmes sa organisme da ngay tax sa organisme aussi déréglé parce que doo mun a jël say garab tamit ni ngay lekkee diabétique yu bëri dañoo am ay heures ñu war a lekk donc soo respecté wu loolu tamit jàngoro bi da lay gën a sonal te c'est très dangereux. rawatina bi mu nekkee ñaari xeetu diabète mooy bi nga xam ne da ngay pikiiru ak bi nga xamante ne ay doom rek ngay naan. loolu la bu fekkente ni ay doom ngay naan il faut nga jël ko à des heures précises. donc weeru koor gi malheureusement bon mënul ànd ak diabète. malheureusement. très bien alors Sofia pendant tout le mois de Ramadan bi Ramadan bi dooree ba tey yaa ngi duggalante ak nutritionniste yi yaa ngi duggalante ak docteurs yi expérience bees boobu. noo ko appréhender noo ko dundee. bon macha allah Khalifa maa ngi lay gërëm bu baax ci expérience boobu parce que expérience bi daf ma jàngal lu bëri. daf ma jàngal ni déjà ci période bi u coronavirus bi sax ñun xam nañ ni wér-gu-yaram lu am solo la. te alimentation. tamit moo ëpp solo ci wér-gu-yaram parce que pour mën a am wér-gu-yaram bu baax il faut nga seet bu baax li ngay lekk ak noo koy lekkee ak dosage bi et tout ça. loolu moo tax man jàng naa si lu bëri te defe naa tamit téléspectateurs yi jàng nañ si lu bëri lu baax a baax. très bien kon ñu dellusiwaat si ci pàttali laataa ñuy tëj. asalaamaaleykum suñu mbokk téléspectateur u ITV yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant Khalifa Diakhaté seen rubrique u lekk bu sell ñëwati na tey rencontré nutritionniste bu tudd docteur Cissé pour mu xelal ñu tuuti ci mbiru lekk bu sell te nag lan la ñuy waxtaan dañuy waxtaan ci mbiru diabète xam nga diabétique yi dañoo am alimentation bu spéciale bu leen war surtout ci weeru koor gi lan lañu war a lekk lan lañu war a naan loolu yëpp docteur Cissé dinañu ko wax docteur Cissé na nga def. di rafetlu aussi seen teewaay fii dañu nekk nag ci weer boo xamante ni muy weer bu am solo muy weeru koor am ñoo xamante ni dañ leen wax ay diabétique ñu am noo xam ni noonu la ñu war a doxalee ci biir weer yi li ci ëpp solo nag mooy avant ngay dugg ci koor balaa ñuy dem ci nan la war a lekkee bépp diabétique war nga mën a dem xool sa médecin bi nga xamante ni moom moo lay suivre te loolu li ci ëpp solo mu doon un diabétologue su ko defee mu xamal la sa yaram ndax yow mën nga woor walla mënoo woor bu rombee foofu it même bu fekkee mën nga woor dina la xoolal sa garab yi nga xamante ni moom nga doon jël ndax garab la yoo xamante ni nii ndax ni nga ko doon jëlee mooy continuer walla déet ndax ku wax garab wax lekk te ku ci nekk xam na ni garab am na ci garab yu ci bari day ànd ak rythme alimentation bi ni ngay lekkee moo tax bii dañ naan la waxtu bii nga koy jël bee waxtu bële ndax liñ ciy seetlu mooy dafa am jamono joo xam ni fa la nit ki di ëpp lu muy lekkee loolu nag boo seetiwul sa médecin du la mën a xamal garab bi ndax da nga koy continuer ci rythme boobu walla da nga koy changer. beneen bi aussi muy dafa am ñoo xamante ni xëy na woor day xaw a difficile ci ñoom moo tax lii gën mooy ñu bañ a woor loolu it seen médecin mën na leen ko wax léegi nag fi may dugg rek mooy wàllu lekk bi maanaam diabétique nan la war a dunde ci wàllu koor mais dañuy xam ni koor ñaari mbir moo ci lalu xiifal bi ak rythme alimentation bi maanaam lekk bi mu doon ñaari mbir
xiifal bi muy woor bi ay jeexital la ay njariñ yu bari la wante it mën na indi jafeñ-jafeñ si diabétique su fekkee par exemple suukaram dafa wàcc ba ëpp. moo tax it dafay baax képp koo xamante ni da ngay dugg si woor ngay saytu sa suukar di xool fu mu toll si biir koor gi lu mu gàtt-gàtt même bu dee ñaari yoon si bés bi muy boo yeewoo ba ay côté 10 heures baneen bi soo demee ba guddi gi ba ñuy waaj a dogu vers 17 heures maanaam 5 heures si ngoon nga xoolaat sa suukar foofu day baax nga mën a xam bu fekkee suukar si da nga gis ni maanaam dafa nekk si ay 0,70 wala lu koy yées kooku kooram daf ko war a dog warul continuer dafa war a lekk beneen bi aussi suukar si buy nekk si diggante 0,90 ba 1 gramme 20 jàpp 1 gramme 30 loolu mooy li nga xamante ni moo gën a baax si biir koor gi diabétique bi di ko am. léegi nag jafeñ-jafeñ bi woor bi mën a indi mooy suukar su wàcc ba ëpp beneen jafeñ-jafeñ bi mooy suukar bu yëg ba ëpp mais loolu lu koy indi mooy lekkin bi. parce que ginnaaw bi woor gi rombee maanaam bu ñuy ndogu si ni ñu tàmmoon daan lekke lu si bëri day changer parce que lu si ëpp dañuy faral di dajale lekk bi di lekkandoo lu bëri di def ay repas copieux léegi nag yow diabétique bi soo wooree ba ngoon jot dafa am noo xamante ni nii noonu nga war a dunde muy da nga war a fexe am ñaari xeetu lekkin yoo xamante nii rek ñaari repas yu am solo muy benn bi si waxtu ndogu bi benn bi ci waxtu xëdd bi li gën mooy booy ndogu maanaam li ñuy wax dog sa koor nga am sa lu tàng mën na doon café mën na doon kénkiliba muy dute ci ñi nga xamante nii amuñu tension buy wàcc ba ëpp mën na doon meew bu tàng yaa ngi gis. Sophia Ba kon loolu ab jukki la woon ci sa waxtaan ak docteur Cissé. Docteur Cissé moom xam na affaire yi moom parce que moom c'est pas pour rien mu dem jàng nutritionnisme parce que nekk jàng pour nekk nutritionniste parce que ñi sant Cissé xam nañ leen ak seen digganteeg lekk dafa jege lool. Eh bien bu ñu déggee waxtaan wi Sophia Ba dafa mel ni li ëpp solo ci pajum diabète mooy li ngay lekk. Exactement Khalifa parce que garabu diabète dëgg li ngay lekk la sa alimentation la. C'est vrai am na ay doom ay comprimés am na tamit ay piqûres insuline bi et tout mais loolu mënul ànd ak alimentation bu bañ a réglementé. Donc c'est très important te tamit bëgg naa wax suñu mbokk téléspectateurs yi ñu faral di dem ci médecin yi ak nutritionniste lu bëri même sans weeru koor gi pour seet seen bopp seet seen yaram parce que loolu mooy problème bi aussi fii Sénégal ñu bëri duñu faral di dem ci médecin yi et tout ça donc war ngeen dem xoolaat seen yaram bu baax. jërëjëf Sophia Ba ñu lay gërëm di la sant mu nekkoon Sophia Ba moom la ñu àndaloon ci lekk gu sell ci durant weeru koor gi yëpp kon Sophia ñu ngi lay ndokkeel di la gërëm di la sant te tamit di la baalu àq te di la ñaanal korik jàmm. maa ngi lay baalu àq bu baax Khalifa di baalu àq suñu mbokk téléspectateurs yi. jërëjëf Sophia Ba kon 19h45 ñu ànd ak Adama Anouchka Ba pour le journal Adama ndogu ngeen ba noppi. waaw say ndogu nañ ba noppi. te ndogu ngeen ba noppi waa kay baax na kon bis kanam tuuti incha allah ñu bàyyi la nga jukki xibaar yi laataa ñuy àggali ndogali kon parce que festin bi jeexagul. mu tënku rek si ñett mooy yërmande ci fukk yu njëkk yi eh bien njëggal ci ñaareelu fukk yu mujj si fukk diggal bi ak fukk yu mujj yi mooy mucc gi ak mucc ci safara yàlla daal di rétribuer maanaam fay li nga xamante ni moom mooy effort yi doomu aadama yi def si ñetti weer yi nga xam ni ñetti xaaj la ñu ko tënk alimaam asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. alimaam bu ñu ñëwee ci directement sans transition ci tënk bi nga xamante ne nii moom la ñuy tënkee. li ñu fi jot a waxtaanee ci weeru koor yi ba noppi lan mooy li la si gën a marqué. waaw bu ñu dalee ndogu total ba nëgër nii. waaw ndeysaan tabaarakallah dañ ci ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp nuyu la Khalifa nuyu sa téléspectateurs yi di leen baalu xaq di leen baal. di ñaan yàlla bu mu doon suñu mujj koor. amiin li ñu yëg ren mooy ndeysaan lañ daan def ca jàkka ya. muy bu ñu jullee def bayaan bi dañ koy résumé fii mu nekk benn mbir mu am solo ba tax na ñu daan topp léeg-léeg ca jumaa ja ak ñu daan topp ci yeneen bërëb fii la ñu daan toppee. ba tax na lu ñu abordé rek dañ koy bàyyi xel bu baax mu am jàngat am retour yu am solo. ñu abordé ko nag ci méthode. ndax dañ ko jaarale ci fi ko yàlla jaarale mu ñetti xaaj yi.
xaaj bu ñu toll rek développé nañ ko suñu këmtalay kàttan indi xadis léeg-léeg indi aaya léeg-léeg indi waxu borom xam-xam nettali xissa buy tax atab ba ñu toll ñu mën ci tirer ay enseignement loolu moo ñu topp ci ñaareelu xaaj bi ci xaaj bu njëkk ba ci ñetteelu xaaj bi macha allah li mu lamboo yëpp ba ci laylatul qadr rek ci aju yëpp lu ci nekk rek def nañu effort recherché ko indi ko pour lan tabaarakallahu ki ñuy teewlu mën a suivre fil bi du dagg ba keroog tabaarakallahu ñuy àgg ci cappaandaw gi mu ngi nii nag ñu ngi sant yàlla ci loolu di ñaanal ñëpp ñu doon teewlu di leen gërëm waaye itam di ñaanal kilifay bërëb bi macha allah di yàlla bu mu doon suñu mujj koor amiin yaa rabbal aalamiin alimaam xanaa rek laaj bi xëy na tontu nga si lëf waaye ci yaatal rek bu ñu dellusee ci contexte bi nga xamante ni moom la ñu oole ren muy loo xamante ni c'est inédit contexte bi nga xamante ni moom la ñu nar a jullee nga xam ne c'est inédit lan lañ si mën a jàng ci gis-gisu diine laata ñuy tàggoo parce que tey naafila du am waaw naafila dina am mais pas pour naafila pour woor naafila waaw li ci am solo mooy mu nekk nattu nag dafay nekk loo xam ne jàngat mooy aju ci gannaaw doon nañ dundee ak yàq bu bari surtout ci jamono yi bu agsiwan doon nañ dund ak xët-xët doon nañ dund ak ku nekk di xëccu mel na ni ku ci nekk tënk nga sa bopp yaru nga xam nga ne am na lu ñu tënk ñun ñëpp macha allah loolu nag yaakaar naa dina indiwaat beneen toogaay bu bees maanaam bu ñu demee ba jàmm amat itam ñu sóor tabaarakallahu ne natt suñu borom saa yu ko neexee ñëw te bu ñëwee nag jàngat moo nekk ci ginnaaw jàngat bi mooy ñun ñëpp ñu jubal delluwaat bàyyi ko xel ndax léeg-léeg ñu dem ba fàtte yàlla dama dem topp ambition yi topp bëgg-bëgg yi ba fàtte programme suñu borom fëggatuwaat nag wanewaat boppam defe naa loolu la doxaleeg ñun rawatina ci shahru ramadan mubarak kon fii mu ne comme dugg nañ ci koor ba ciy génn dañuy jàpp ne nattu la jullit fokk yàlla teg ko nattu am na lu ñuy wax musiba am na lu ñuy wax nattu musiba nag yàlla dina ko teg peut-être ñëpp mais nattu la yàlla di teg jullit nag bu ko yàlla tegee nattu li ñuy xaar ci moom mooy mu jàngat li tax nattu ba ñëw waaye mu jóge fa nag muñ waaye mu jóge fa defar ay jikkoom masha allah nattu bi mooy li gën a jekk wala li gën a yàlla ci rafet njort effectivement en tant que jullit waaye bu ñu xoolee ci taarix yu mel nii daan faral di am waaye bu daan am subhaanahu wa taala das daan wane boppam waaye ci gis-gisu mbugal ndax jikko yi ndax kon jotul ñu xoolaat jikko yi effectivement foofu itam dafa nekk lu jar a bàyyi xel jullit ngay doon wala nga doon ku dul jullit boo doonee jullit nag am nga engagement ci sa comportement boo góorgóorloo suñu borom fay la boo góorgóorloo woon nag léeg-léeg mu fàttali la boppam yonent bi alayhi salaam wax ci benn xadis ne bu ngeen demee ba bàkkaar yi bëri ba nëbbatu leen ko suñu borom infligé leen ay feebar yoo xam ne du ngeen xam lu koy faj daanu leen ko gis kon yaakaar naa jàngat mu ngi nii ci loolu masha allah kon nañu góorgóorlu ci jikko yi góorgóorlu ci bu baax a baax rafetal bëggante nag parce que rek Sénégal xaw nañoo naw suñu diine looloo ngi ci ku ci nekk da nga naw sa bopp ci sa te naw diine mën na jur ak mbeew waaw mooy daagu rek ba da ngay naagu boo naagu rek da ngay daagu te nag loolu bokk na ci li yàqaloon ñu bëri seytaane rajim dafa jaamu yàlla façon jaamu bu nekk ci kaw asamaan fu na ci sujjóot na fa moo tax bi ko yàlla di wàcce garaat def na ko yàlla yaa ne doo weddi sa bopp te ku la jaamu nga fay ko fay ma nag mu ne ko loo bëgg mu ne ko gudd fan lool jusqu'à l'éternité te demal xiyam day tenir discours day def discours officiel son allocution sera portée sur mu taxaw daal ne gaañi yàlla woote na ma woote ngeen topp bàyyi yàlla topp ma ñëw leen ñu ànd safara loolu lay wax de ne bu ma kenn yedd leen seen bopp yàlla musal ci discours boobu amiin yaa rabbal aalamiin yàlla bu ñu ko dégg amiin jërëjëf Alimaam ñu ngi lay gërëm di la sant di la baalu àq di la ndokkeel di la ñaanal bonne fête di la wax déwénati te di la jox daje si kanam tuuti insha allah ci 90.3 i rajo ngir nga gën a yaatal waxtaan wi ci kàttanu borom bi ñu wëy ci ndogu total bi total bi ci la ñuy wëy ni ma leen ko waxee woon ku nekk ci ñi nga xamante ne ñu ngi doon liggéey ci ndogu total daañu ñëw ngir wax li nga xamante ni moom mooy seen i jaar-jaar ci biir liggéey bi ku nekk xam na ni réewum Sénégal ñu ñëpp ko bokk ñu ñëpp juddub réew mi lañu waaye tamit ku nekk xam nga ni képp ku juddub réew mi am nga ab cër ci ITV loolu moo waral ñu daal di taamu liggéey bi nga xamante ne ni Boubacar Dieng moo ko matale liggéeyub fexe xool doomi réew mi ku nekk ca wàll wa nga féete ak luy sa dayoo ak luy sa am-am ak luy sa tolluwaay ci société bi nga wax ak askan wi ba ñu xam ana nan nga taxawee loolu mooy solo bi Boubacar Dieng mi nga xamante ni moom moo ko doon def mu ngi teew Boubacar salaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa. alors Boubacar bokk na ci bi la gën a marqué ci yi nga def bi nga daje ak Yaya Mamadou Fall ndax Yaya Mamadou Fall nit la koo xamante ne nii dafa ñëw réewu taax bàyyi aw ñoñam ca dëkk ba faf lii xew-xew mu tëju
noonu la fa demee parce que moom dafa jóge dëkk ba ñëw fii pour liggéey bi muy liggéey nag amul doole noonu parce que benn table bu ndaw la yor teg si ay thermos di jaay café Touba Nescafé yooyu yëpp lay jaay ak ay soccu wante daal dafa mel ni feebar bi moo ko téye fii tëj ko ba mënatul dem dëkkam xamatul sax njabootam si lu ñu nekk man bi ma koy rencontré doon loo xam ne ça m'a tellement touché parce que borom kër la déjà moom lu mu ndogoo bu ko dëkkandoo mi mayul ndogu du ndogu reer tamit naka noonu yenn saa yi fukki dërëm bi muy jaay si bëccëg gi moom lay jël bu dogu jotee mu jënd café pour man koo naan guddi gi biram du dara du si dugg ndox rek lay naan fanaanoo noonu ba bër set nar a wooraat tamit xam nga loolu dafay metti mu ngi noonu kon ñu dem nemmeeku ji sab daje ak Yaya Mamadou Fall. ayca fii ci allée du centenaire la Yaya Mamadou Fall teg ab taabal di ci daan dooleem moom mi ci njaayum café ak soccu la yaakaar ngir dundal njabootam waaye bi mbas mi yegsee Sénégal ba léegi dara doxatul. maa ngi doon di dund di liggéey di ñafe su ma amee ma bokk ak sama waajur ak sama njaboot léegi nag dem na ba nga xam ne affaire bi yëpp wàññeeku amatul dama xaw a sonn quoi billaahi. taabal ji ci lay dundee di ci jox waa këram itam waaye fi mu toll am lu mu ndogoo sax jafe na ko yenn saa yi ndox rekk lay naan dara dugg ci biiram. damay foraate rek damay jënd para yi tuuti rek teg lu client bëgg rek ma teg bu ñëwee jënd ma bu jeexee ma dem dawaat jëndwaat même reer ta ay dëkkandoo yu baax rek ñoo des fois ñoo may am yërmande ñu jàppale ma te ngir yàlla ak yàlla tax di ma jox li ma lekk à part yooyu su ma joxul sama poche lay nekk maa la sinon ma toog muñ des fois damay yëndo fii suba ba ngoon du ma lekk tax bu dul ndox rek lay naan. fi mu toll nii Yaya Mamadou Fall xamul njabootam ci li ñu nekk ndax amul sax lu mu wootee dëkk ba amul dara lu mu leen yónnee itam lii sonal ko dem sax ba ndil ko ay mettitu xol. carrément amatuma dara ñun nee naa loolu rek moo ma xaw a nelaw sax du ma nelaw bu baax du ma nelaw sama xol bi ak sama yaram bi yëpp di métti billaay noonu la àdduna daal loo gis rek yàlla moo lay teg kon mënoo ci bañ. maa ngi sant yàlla ku amul kay mënul yónnee dara actuellement yónnu ma dara ndax yorum loolu mooy jafe-jafe bi yëpp. ak yile jafe-jafe góor gi mu ngi sàkku ndimbal ndaxte fi mu toll nelawatul ba yàndoor bés bu jot mu ngi xalaat nu muy dundalee boppam dundal itam njabootam gi mu bàyyi dëkk ba. bëgg naa nag ku képp ku ma gis taxawaay pour jàppale doomu aadama bi. te man dama sonn te dama am njaboot te man amuma kenn koo xam ne ku mu mën a jàppale fi mu nekk nii dama jaaxle ci sama bopp. Boubacar Dieng kon daje baa ngoog ak Mamadou wala Yaya Mamadou Fall muy daje boo xamante ni comme ni nga ko waxee rek amoon na émotion yu lu bari. bi nga fa jógee ndax waxaat nga ak moom ci diggante bi. waaw man jokkoo naa ak moom ci diggante parce que moom sax moom ma woo téléphone donc pour nemmeeku moo xool man sax nu ma demee alors que man maa ko waroon woo. parce que depuis lors waroon naa ko nemmeekuwaat xool ndax situation bi évolué na am déet. mais daal mu ngi ci jàmm ma koy mujjee dégg daal mbir yi mu ngi doon soppeeku ndànk-ndànk. wàllu ndimbal bi nga xamante ne nii xëy na moom yitte woon na ko. njabootam yitte woon na ko ndax xam ne ci information par rapport ak ñoom bàyyi sa dëkk ba. non ndimbali moom amagu si woon information parce que déjà moom mënul woon wootee pour xam ndax famille bokk na ci aide alimentaire bi nga xam ne gouvernement moom la jagleel ñi néew doole te mbas mi laal leen bu baax. moom sax xamul ndax ñooñ bokk nañ ci parce que mënu leen woo donc crédit mu def téléphone am woon ko pour woote dëkk ba daal lu jafe lay met on peut dire que moom daal bon relation bi amoon ak dëkk bi yëpp dafa dagg parce que mënu leen woo mënu faa dem. loolu la alors Boubacar Dieng je pense que chance la en tant que jeune reporter ngay def ay rencontres ak ay nit ñu uute ci lu bari. mais capital boobu. tey lan nga ci jàpp. lan moo la ci gën a neex. li ma ci gën a neex mooy comme ni nga ko waxee rek def naa ci ay rencontres yu bari ay connaissances parce que déjà nga dem ci benn nit mu wax la son vécu déjà loolu expérience la parce que partagé na benn partie ci dundam ak yow. alors que qui n'était pas censé le faire weccoon ak yow xalaat donc ku nekk xam sa morom yow tamit nga xam moom nu muy dundee te ni muy dundee bari na yeneen sénégalais yoo xam noonu la ñuy dundee loolu nga boole ak li nga jot a dund bien vrai que jeune âge nga am yow ndaw nga yaa ngi door a door waaye loolu boo ko doolee sa dund ak leen loo xam ne yaa ngi koy waaj a gisaat sa kanam na doon expérience boo xam ne day riche dina la permettre aussi sa vie nga mën see avancer ba lépp looy def tamit nga xam fi ngay teg sa tànk xam ni daal
dans la vie tout n'est pas rose du lépp moo neex am na yenn yoo xam ne dafa naxari lool da ngay jàpp loolu di ko doxuwaale boo gisee nit tamit bu nekk dans le besoin yenn yi na tax nga jàppale ko yow tamit bul tamit yëg sa bopp ba bañ a dem si ñenn ñi parce que rubrique bi nii ñi nga xam ne ñoo liggéeyu ndaw yi la comme ni nga ko waxee sànq parce que Sénégal ñëpp la ñëpp ñoo bokk Sénégal kon boog bu ñuy jël ñi nga xam ne ñoo yor firme internationale yi entreprise yu ngand yi foog ñu jël itam ñi nga xam ne ñoo nekk secteur informel bi te Sénégal secteur informel moo koy doxal moo tax dem seet leen doonal lu ma neex parce que fu nekk ngay dugg tey mën nga seeti kii suba nga seeti keneen te expérience yi bokkuñu ku nekk ak li nga jot a dugg. donc de belles rencontres. Ouais. Très bien alors li ma la bëgg a laaj mooy liggéey bi noo ko liggéey ñan nga ko liggéeyal. waaw liggéey bi ñi ma si àndaloon moom d'abord damay njëkk a remercier Babacar Ndiaye mooy chef cadreur parce que à tout moment n'importe quelle heure dama koy woo nakaan Babacar demee ma am tournage dina ma dawloo tuuti mais après mu ne ma don tel cadreur nga àndal suba ak aussi Père Mboup moom moo géré parking bi moom tamit n'importe quelle heure laa koy woo mu jox ma benn chauffeur donc toute la journée je travaille avec lui. am na aussi ñoo xam ne tamit bu lépp jaaree yoon ba nit ñi mën koo gis di kontaan muy suñu monteurs yi ku si mel ni Babacar Faye taalibe Cheikh bi Babacar Mboup ak itam Mafal Masek le meilleur donc moom boo xoolee sax suñu signature yu bari reportage yi man ak moom la ak Moussa Fall suñu cadreur yi Moussa Fall surtout parce que moom laa ëpp lu ma liggéeyal à part Moussa Fall ma Fall mu ngi fii ak itam Cheikhou Gaye ñoom daal liggéey na ak ñoom si kii bi daal. Très bien yaa ngi confirmé esprit d'équipe yaa ngi confirmé li Mamadou Ibra Kane wax démb ci iftar personnel de qualité. foog naa ni loolu gën na conforté wala li nga wax ni gën na ko conforté. lu leer parce que fii ñun ñëpp benn lañ parce que confrères yi kenn day dem terrain ñëw sax gis benn sujet bu important ne la Boubacar je pense que lii kat boo ko defoon porté ça va plaire aux téléspectateurs. na leen neex. man tamit ma jël contact je vais voir sur le terrain xool faisabilité bi ak ban angle tamit laay jël si bu may def loolu noonu daal. jërëjëf Boubacar Dieng déwénati Khalifa. boo ma ko may une minute rek. ma nuyu sumay waa kër parce que depuis corona ba léegi 2 mois mu ngi nii 2 mois yi kenn gisuma sam papa gisuma sam yaay ak sumay mbokk itam maa leen di def un coucou di leen nuyu baax nuyu itam sama doom Ndeye Mariam Dieng di ko wax nam naa ko bu baax ak képp ku dëkk Saly Ñaxñaxal naka noonu campement Ngeko di leen nuyu baax di baalu ñëpp ak di leen wax déwénati aussi amiin ëppale woo ñu si ñu ngi nuyu suñu baay ak suñu yaay ji nekk foofu c'est campement Ngeko te di leen ndokkeel te di leen wax ni vous pouvez être fier de votre fils. Merci beaucoup jërëjëf Boubacar Dieng jërëjëf merci beaucoup. yi ñu daan baaxoo di def ci weeru koor ak yi ñu daan tàmm def ci weeru koor moo xam cosaan la moo xam aada la moo xam diina la ren mu am lu ci juux muy coronavirus ni ngeen ko xamee bouleversé lépp loolu moo doonoon solop liggéey bi nga xam ni Oussama Monique Sagna liggéey na ko bi ñu dooree ndogotala ba nëgër ni Oussama Monique Sagna di suñu ñaareelu jigéen ci magazine bi Oussama salaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa. alors Oussama ginnaaw 1 mois de Ramadan ak Covid-19 c'était pas évident tey jii lan moo la gën a marqué ci liggéey bi nga xamante ne liggéey nga ko bi ñu dalee ba nëgën ni waaw Khalifa maa ngi lay nuyu di nuyu également téléspectateurs yu ñuy seetaan depuis voilà ça fait 1 mois déjà li ma gën a marqué comme ni nga ko waxee ci koor gi ak contexte bi ñu nekk mooy suñuy baax bàyyiwuñ ko lu mel ni suukaru koor suñu mbaax waaw c'est ça suñuy mbaax Khalifa bàyyiwuñ ko lu si mel ni suukaru koor waaye koor gi yet bouleversé na yenn habitudes yi lu si mel ni colin yi à chaque fois day gën a yiw muy habillement yi coronavirus ak lu ñuy imposer comme mesure barrière am na lu mu coppati ci lu ñuy lekk ba tax ni nit ñi jël li nga xamante ne ay meññeef la fii di ko remplacer ak yeneen yi nga xam ne moom lañ doon consommer temps normal ak li nga xam ne également l'islam dañu koy imposer muy mburum koor yooyu moom nekk li ma gën a marqué ci reportage yi ma def habitude yi des teranga sénégalaise ak yenn coppite yi ñu def ci solin bi comme ni ma ko waxee mais également li ñu diine digle ma si doon sekk waxtaan ak ku si mel ni oustaz Tahir Fall wala Zakaria Cissé wala imam Kanté. très bien alors li ma wax sànq Boubacar Dieng
également je pense que valable na si yow def nga ay rencontres. ban si rencontres yi moom moo la gën a marqué. rencontre yi nag yi ma ci gën a marqué mooy yi nga xam ne dama dem ci marché bi. wax ak nit yi nga xam ne jamono ji dañ doon def ay chiffre d'affaires yu takku ñoo xam ne ren dañoo bëri gàllankoor. mais teewul saa suñu xëyee ñu ngi jéem a ut ay solution pour contrecarrer li ñu mel dineen ñëw xëy am ngëm-ngëm lal di xaar yàlla wala di jéem a xool naka la ñuy def pour génn ci situation bi bokk na ci commerçant marché HLM. bokk na ci ay dames yi nga xam ne dañuy def commerce ci seen buntu kër bokk na également uude yu nekk rue 11 Médina commerçant ñi nga xam ne daal dañuy yëngu ci jaay ci jënd ak jaay ñiy defar course également ak ñi nga xam ne dañuy jaay ay sajaada donc loolu moom bokk na ci ma rencontre yi ma gën a neex. Très bien alors ren mooy coronavirus ak weeru koor lu mësuta am kenn mësu ko dund ci li ñu xam lan nga ci jàng tey. li ma ciy jàng mooy li ma ci gën a jàng mooy nit dañuy wax doomu aadama dafa mën adapté wu mooy être bi gën a mën a adapté wu résilience. waaw loolu jàng naa ko parce que boo seetee maladie bi ñëw na ñu ngi woor mais ñun ñu ngi continuer suñuy liggéey à chaque fois ñu ngi xool yan stratégie la ñuy teg pour mën a respecter rendez-vous bi je te disais Khalifa c'est pas possible tu me disais non Oussama c'est possible tout le temps oui. Et finalement c'est possible def nañ ko tey le dernier jour bi nga xamante ne 1 mois de rendez-vous yu ñu digle woon ak téléspectateurs yi donc résilience boobu doomu aadama am ak nu ñuy def à chaque fois di delloo lépp yàlla nu mu métti ñu naan yàlla baax na donc loolu nekk na li nga xamante ne également ça m'a marqué durant cette période. jërëjëf Oussama Monick Sagna déwénati. fekkeel déwén. yàlla ñu yàlla boole jéggal. waaw baal ma àq baal naa la baal ma yàlla ñu yàlla boole jéggal. yow ameloo kenn àq da nga baax. yaa ma gën a. jërëjëf Oussama. di déwénati également téléspectateurs yi nga xamante ne dañuy seetaan Ndogu Total. depuis le début. di leen wax ñu baal ñu àq bu fekkee am na lu. dëng ci kàddu yi wala olof yi xam nga rek ñu jéggal ñu ko. di remercier également toute l'équipe am na koo xam ne nee na su ma ko remercier wul daf may bàyyi. Assane Niang mi nga xam ne moom ma daan jox ndogu ba may tardé. mais daf si sonn Assane da si sonn parce que moom moo lay jëli. waaw donc war nga ko ndokkeel. Cheikhou Gaye également. Cheikhou Gaye dernière minute rek Cheikhou nañu dem. ak toute l'équipe ku lim daal da ngay juum. yow tamit nu ma la fàtte. non man kay yow laay remercier Oussama ñu ngi lay gërëm di la sant merci beaucoup. incha allah di la ñaanal korite jàmm ñu wéy ak yéen ci seen Ndogu Total bi nag moom mooy pàcc bu mujj bi miin ngeen ko mooy pàcc bi ñu jagleel mbokk yi doon yëngu ci wàllu nawetaan te soob seen yoxo également donte génn nañu stade yi ci xeexu coronavirus. coronavirus daanaka moom moo li nga xamante ni moom moo gën a fës ci weeru koor wi moo gën a fës jamono ji ci xibaar yi moo gënoon fës également ci li nga xamante ni moom mooy Ndogu Total nawetaan yi équipe yi si yëngu muy ASC yi ku nekk ci wàllu ba nga féete sóoboon nga say yoxo ci xeex bi moo xam ci sensibilisation moo xam ci defar si ay masques moo xam ci dem ba si biir kër yi di waxtaan ak doomu aadama yi loolu Abdourahmane lii moom moo ci doon liggéey Abdourahmane salaamaaleykum. waaleykum asalaam Khalifa. Abdourahmane je pense que amoon nga si sax ay jafe-jafe parce que am na benn moment nawetaan yi équipe yëpp. bëggoon nañu bokk ci Ndogu Total waaye mënut a sotti. waaye nag am nga chance parce que boo si booleel woon waa ASC Biddew moom je pense que dañuy tëj koñ ba doo fa dugg parce que mënoo tëb koñ yi dem si Sénégal yëpp te waxoo sab koñ donc ça je pense que chance la donc ñu seetaan waa ASC Biddew soo ko ñu wax yow si waxtaan wi nga xamante ne nii maanaam mu ngi aju ci liggéey bi nga liggéey bu rafet bi nga liggéey ba ñu dooree lii di Ndogu Total ba nëgën ni. ASC Biddew bi narul des ginnaaw ci xeex bi jëm ci mbas mi di coronavirus fii ci mim réew muy nag xeex bu narul yomb bu ci askan wi dugalul loxoom ci loolu ñi bokk ci ASC bi ñu ngi bàyyiloo xel mbir même bu fekkee ni ab nooyal am na ci matukaay yu ñu jël ci xeex mbas mi bàyyeeku moom warul am. bañ am relâchement gars peut-être pour des raisons économiques wala inconnues ibbi nañu waat affaire yi peut-être décision bi ñi ko jël ñoo xam ne tax ñu jël ko mais la maladie est toujours là. ba pare parfois aussi ñi ngi jéem a sensibiliser nit ñi di wane vraiment ñi nga xamante ne que ñi ngi réanimation li ñuy dund nañ ci bàyyi xel borom kër yi jël seen responsabilité aar seeni famille bu ko defee askan bi yëpp mën a aaru daal. wante ngir loolu itam askan wi daa war a yor ay jumtukaay yu koy may mu mën a wëyal xeex mi jëm ci mbas mi mu di mbir bu askan wi dëkkee ci koñ bi xam bu baax ci loolu la ku ci nekk ka mu nekk fii wala bitim réew
dugal sa loxo sa poche ngir ñu mën a defarlu ay masque ngir askan wi. donc am na ñu nekk extérieur ñu ci bëri am ñu nekk Sénégal fii donc ku ci nekk tey jii nii selon say moyens da nga jël dugal sa loxo sa poche participer donc à partir de là si loolu xoolee tamit ne tailleur yi nekk ci koñ bi xam nga pour jàppale leen tamit parce que période bi c'est une période difficile pour tout le monde ñu jël loolu noonu dem jox leen ko ñoom ñu confectionné ñu ay masques. mu di mbir bu may tey ñu defar 3 masques mu di ay masques yu ñu may ñi dëkkee fii ci Sicap Amitié 3 ak it kon ñu ko wër. ñu confectionné 2000 masques dans un premier temps xam nga donc def distribution bi dans chaque maison au niveau du quartier kër gu nekk ñu fëgg jox la 5 masques au moins comme ça au moins mi mën a aar habitants yi xam na ni ko doyul si biir loolu noonu tamit ñu xool gis ni que tey boo nekkee si gox aar sa bopp te aaroo ñi nga dëkkal peut-être li nga si soxla doo ko am xam nga si loolu noonu ñu ne léegi nan dem au niveau des quartiers voisins c'est-à-dire Karak ak Baobab ñu dem foofu noonu tamit joxe fa ay masques donc on a été voir le chef de quartier de Karak jox ko 250 masques dem gis imaamu Karak bi jox ko un lot aussi de 250 masques dem si curé paroisse bi jox ko moom it 250 masques ak imaamu mosquée Baobab bi donc muy yeneen 1000 masques yoo xamante ne tamit jox na leen ko. mu di séddale bu ñu am yéene wëyal ba Sicap Mermoz bu weesoo beneen yéene bu ñu am ak ubbite l'école yi si jox ndongo yi ak seeni jàngalekat ay masques. vu que le 2 juin la ñu wax ni que moom la école yi tijjiwaat ñu confectionné waat ay masques dem si école yi jox leen ko jox ko élèves yi ak seen i jàngalekat nga xam te ne ñoom tamit ñu mën leen aar si côté boobu noonu. mu di ay matukaay kon fii si commune Mermoz Sacré-Cœur bu mel ni xeetu jàppandal si lu maire bi nekkoon di def si gox bi. képp koo xamante ni que ménage nga di yeewoo dans le quartier recevoir woon nga benn appui muy saaku ceeb di diwlin di suukar mi ay nen ak affaire yooyu noonu yëpp. léegi bi mu weesoo loolu barki démb la génnee mandat 50 000 pour retraités yi aussi am na benn distribution de masque boo xam ne def nañ ko dans le quartier boobu tamit fexe nañu ba dugal kër yi nekk Amitié yëpp masque. mu di ay mbir ngir fàttali askan wi ni xeex bi daa war a wéy. Abdourahmane kon mbir maa ngoog ASC Biddew la ñu mujjee liggéey bi nga ko dooree am na lenn ci ay jaar-jaar yoo xamante ni am nga ko ci lan mooy li nga xamante ni xëy na moom moo ci gën a fës ci sa gis-gis. donc Khalifa gannaaw ba mu la nuyoowaatee daanaka mbir yi amoon na solo loolu dañu dem gisanteeg ASC yi nga gis benn genre élan de solidarité bu mu ko mën a waxee noonu. boo xamante ni ASC yi am nañ ko. ñoom ñëpp nag que mu commencé ASC Golf Nord ndax ci moom laa commencé. jeexalee ko ASC Biddew bi ñoom ñëpp bokk lu ñu bokk ñoo bokk en tout cas lu ñuy def c'est-à-dire dañuy ñëw di sensibiliser askan wi ci kër yi bu weesoo loolu parfois dañuy sensibiliser itam ay marchands ambulants yu nekk si koñ yi. bu weesoo loolu itam dañuy dugg si kër yëpp daanaka. jëm sax ba bërëb yi nga xamante ne xëy na doo ko yaakaar maanaam dem sax ba ci daara yi. di leen di sensibiliser. di sensibiliser askan wi. bi ma ci gën a marqué ndax bu ma comprendre bu baax mooy sa question. moo di ASC Ngaparou. dafa di ASC ba nga xamante ne ASC Ngaparou bu zone 6 bu Yoff. zone 6 effectivement. bon du may wax nag sama koñ marqué nañ ma. heureusement sama koñ marqué nañ ma mais Ngaparou quand même marqué nañ ma parce que dañu organiser ils sont très bien organisés machallah. c'est-à-dire force Covid-19 Ngaparou lañ tudd. léegi ñoom seen biir organisation boobu dafa am. président ASC c'est-à-dire ñi ko jiite woon auparavant maanaam ASC Ngaparou ñi ko jiitu woon ak président actuel bi ñoom ñëpp a manko booloo nekk benn ngir taxawal force Covid-19 boobu boole ci ñi nga xamante ne mooy agent de sécurité yi ñoom it ñuy def ay ronde tout le temps bu weesoo loolu itam mu am ay bàjjenu gox ñoom it di def ay porte à porte di waxtaan ak askan wi si mbas mi di coronavirus. d'ailleurs sax force Covid-19 boobu nga wax noonu si seetlu naa ni équipe yu bari dañ ko mujj a jël def ko concept di ko doxee. effectivement Khalifa ñu si bëri c'est-à-dire Ngaparou boobu am na itam Colobane tamit daanaka noonu la def force Covid-19 Colobane ñoom concept boobu nu ñu koy defee moo di dañuy jël force Covid-19 Colobane wala Ngaparou askan wi wala bokk ñoom seen fonds propre ñuy jël di investir wala bokk di participer ci mbir moomu seen xaalisu bopp ngir jënd ay gel wala ay masque wala ay mbir yi nga xamante ne daal baax na ci fàggu bi jëm ci coronavirus di ko séddale askan wi Khalifa. mais les rencontres yi nga def ban rencontre nga dul fàtte jamono ji.
Bon comme ni mu la ko waxee je peux dire ASC Ngaparou la. ASC Ngaparou mooy sa rencontre mooy rencontre bi nga xamante ne moom a gën a marqué. parce que ils étaient bien organisés macha allah sinon am na benn boo xamante ne mooy Golf Nord. boobu dañ dugg ba ci biir daara yi. nga gis gone yi ndeysaan ñu nekk foofu noonu. daanaka takkuñu masque et cetera mais président bi jug na ñëw jox leen li nga xamante ne moo di ay masque au début sëriñ bi nangul woon sax wax mais bu ñu waxtaanee ak moom ne ko dañuy jéem a yokk ñaax bi maanaam ba askan wi xam ne que feebar bi feebar bu dëggu la. ngir yow it nga bokk di jël say matukaay ngir mbas mi war fi mën a jógee moo tax ñu bëggoon yow tamit nga wax ñu xam ne que yow mi conscient nga kat. ci mbas mii nii et que da nga war a jël say matukaay ni ki say morom tamit waree mën a jël seen matukaay ngir jëlee fi définitivement mbas mi. absolument yow yaa ngi woon si biir koñ yi. donc bi cas communautaire yi commencé siiw ci réew mi est-ce que am na changement ci comportement yi par rapport surtout ak ñi porté woon xeex bi. effectivement cas communautaire yi boo seetloo déjà balaa may ñëw sax fi changement bi ëppee dangay seetlu foo romb daanaka ñëppay sol masque loolu c'était devenu en fait quelque chose de tellement évident. askan wi foo romb yaa ngi koy gis ak masque te ñi ngi doon moytandiku. bon am na yenn bërëb yoo xamante ne nag daanaka ñoom moom moytandiku bi daanaka li jëntuwuñu koon torop mais quand même ñu doon leen jéem a ñaax ñu si bëri président ASC dañ doon jéem a dugg si ñoom ne leen kat moytu leen lii ni ki am na benn ASC bu nekk Géejawaay boo xamante ni Daaru Naïm mooy bi regroupé 5 ASC yi ñoom dañu ñëw si askan wi fu ñu gis regroupement wala sax mbir yu ni mel dañuy ñëw waxtaan ak askan wi ne leen moytu leen lii ñu des ba tey ci ASC Daaru Naïm boobu Khalifa ñooñu noonu bàjjenu gox yi dañ doon def porte à porte daanaka cas communautaire yi bu mu demee ba yokku porte à porte yooyu dañ ko arrêté léegi dañuy yor seen oto di dox ci askan wi di waxtaan ak ñoom yor seen micro di leen jéem a sensibiliser ci mbas mi. waaye je pense qu'il est important aussi pour téléspectateurs yi nga partager ak ñoom peut-être précautions yi nga xam ni da doon ngeen ko jël en tant que reporter te ñu yabee leen ko fii ci kër gi. avant ngeen di dem peut-être. daanaka perche lañ doon gën a utiliser. pour ma commencer pour respecter distanciation sociale bi. perche lañ doon utiliser maanaam affaire mënoon nañ ko taaw yi. ba mu dépassé sax daanaka 1 mètre yi ñu doon wax. ak bu weesoo loolu masque yi dañ ko daan jëfandikoo ñun dañ ko daan utiliser saa su ne. man daaw ma kon si mi wax dëgg yàlla. chaque instant maa ngi woon ak moom donc ak caméraman bi tamit moom it. daanaka chaque fois da ko daan jëfandikoo da ko daan utiliser. ngir rek moytandiku lépp li nga xamante ne xëy na mun na indi contamination coronavirus ndaxte cas communautaire yi daanaka dafa demoon ba jéggi dayoo. jamono jii nii nag xëy na askan wi xaw na am tuuti xel bu dal mais quand même. feebar baa ngi fi ba tey. ñu war a continuer kon di fàggu. ci coronavirus bañ ko miin ba fàtte ko comme ni may faral di waxee. effectivement kon pour fàttaliku un peu ASC Biddew bi gars yi daanaka loolu la ñu tàmbalee ci seen waxtaan. ñu ne bu ñu fàtte ni feebar bi mi ngi fi ba tey nañu wéy di fàggandiku. ci mbas mi di coronavirus. jërëjëf Abdourahmane lii ñu lay gërëm di la sant di la ndokkeel di la baalu àq di la baal di ñaan yàlla mu boole ñu baal àq te de la ñaanal une bonne fête de Korité. jërëjëf Khalifa ba ma ko may itam wax askan wi déwénati baal leen ma ax di baalu ñëpp. di ko jiital tamit di ñaanal bu ma ko mënee wax sama waajur bu jigéen ak sama waajur bu góor. aw maaka Demba Racine dundal. ak li bu sookange toorobe sama pap di leen ñaanal ñoom ñëpp daanaka wérgu yaram ñu toog ba fekkee. amiin yaa rabbal fekkeeti sax laa wax. incha allah amiin ñu leen di ñaanal yëpp ñu ngi associé wu si ñaan gi. amiin jërëjëf. yàlla na yàlla nangu suñu koor itam. amiin jërëjëf Abdourahmane li ñu lay gërëm di la sant jërëjëf yéen mbokk yi ci seen ndogu total di ñaan subhaanahu wa taala mu nangu mbooleem koor yi te boole xol yi te jële fii jàngoroy coronavirus amoon nañ mbégte ànd ak yéen ci ndogu total di amaat mbégte ànd ak yéen ci yeneen i daje yoo xamante ne nii yu am solo lay doon ci ITV ndax xam ngeen ni ITV lenn rek mooy yitteem lenn mooy soxlaam mooy jaamu soxlaay Sénégal mooy jaamu njariñu Sénégal lépp li ko yitteel mooy intérêt général kon loolu mooy li nga xamante ne nii moom mooy yóbbal bi te di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal korite ak jàmm di ndokkeel ñi ori tey di leen baalu àq di ndokkeel ñi war a kori suba incha allah ndax réew mi benn la di leen gërëm di leen sant di gërëm it mboolem ñi ñu àndaloon ci ITV mënuñoo lim ñëpp waaye jàpp nañu rek ne équipe technique bi yëpp ñu ngi suñu ginnaaw te liggéey bi bu fekkente ni jàppandi na c'est grâce à eux ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci kanam tuuti ganu Cheikh Bou ngeen di àndal lu mooy ganu Cheikh Bou di ngeen ànd ak Malick Thiandoum si ànd xeex coronavirus
dérapage kon tey dérapage mooy am à la place bu soobee suñu borom ak di leen jox daje également ci iftar bu 22h jotee di leen ñaanal bonne fête de Korité ba suba bu soobee suñu borom jërë ngeen jëf.